vers Ndam TV di donc télé boo xam ne bu am solo la boo xam ne waa Touba ak li ko war yëpp dañ koy seetaan ndax seen professionnalisme également ak seen objectivité donc cela dit je pense que comme ni nga ko waxee tey dajale nañ fi encore suñu askan comme ni ñu koy baaxoo di def di am ay ndimbal yoo xam ne nii bu ñu ko yàlla wërsëgalee ñu ñëw delloowaat leen ko ndax social dafa bokk ci suñu dund dañ koy def pour ñaari mbir benn bi mooy liggéeyal Serigne Touba. ñaareel bi tey également di liggéeyal président de la République Macky Sall ci wàllu politique ndax ku ne xam na social c'est-à-dire politique sociale njariñ li nga xam ne am na ko ci programme de développement économique mais également social à travers le plan Sénégal émergent donc mu doon lu am solo liggéey yi ñu ci def yëpp à travers le Sénégal ci PUMA PUDC Promoville donc bourse familiale bourse sociale kii yooyu yëpp dégg loo xam ne ñun bu ñu koy def rek ci moom lañ koy royee te moom tamit moo ñuy jàppale ba tax ñu mën koo def donc loolu moo taxoon ñu dajale la waat leen fii yi nga xam ne xale yi danañ ko soxla te bu ñuy jàng ci seen i waajur yi di ci xaw di sonn ñu fexe leen ciy dimbale rek loolu je pense que solo si loolu la je pense que également ñaan nañ yàlla loolu saa su nekk ñu koy gën di man pour gën di taxaw suñu askan ndax ñun amuñu lu dul suñu askan di ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba ak leneen lu ko wër ci département bi d'ailleurs kon loolu doon lu baax te it di ci profité wàll également di nuyu sëñ Mountakha di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko ci suñu kanam ba nga xam ne ni liggéey naal bi nga xam ne moom la naal yu am solo yi mu naan la Serigne Touba rawatina université bi ñu yeggale ko ci jàmm te ànd ko ak moom ginnaaw moom tamit ñu nuyu xalif général des Baye Fall ak bépp xalif boo xam ne ni toog nga ci sa kër Baye ak bépp taalibe bépp jullit bi nga xam ne mi ngi nekk fi Touba ak li ko wër loolu daal laa bëggoon a sànni ci activités yi nga xam ne moo fi dajale woon nit ñi tey. élection locale ñu jàpp ko dimanche 23 janvier 2022 mu mel ni Benno Bokk Yaakaar mësta dégg ndam fii ci diwaanu Touba seeni liste nag génn na ñu jiital ki nga xam ne moo di Matar Diop mu mel ni am na it quelques frustrés naka ngeen def ak frustrés yooyu. jërëjëf je pense que bon première précision mooy mës nañoo gagné ndax 2012 ñu ñoo gagné woon élection législative yi je pense que loolu da nga naan depuis 2012 ba tey donc on peine à gagner. Je pense que nag tey jii la ñu dellusiwaat ci gagné yooyu maanaam ni ko tubaab di tuddee on va renouer avec la victoire incha allah c'est vrai que li nga wax parti politique ak loolu ñoo ànd investiture ak loolu ñoo ànd je pense que choix bu difficile la mais choix boo xam ne li ma jàpp rek mooy ñi ko def dañ ko def ci objectivité def ko ci xam parti bi xam également nit ñi composé parti bi. soit nag soo ko defee dana am ñoo xam ne bokk nañu dana am ñoo xam ne duñ bokk am na ñoo xam ne dinañ ci gis seen bopp am na ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp c'est tout à fait normal li ci am solo rek moo di ne ñu jiital principe bi nga xam ne moom le président de la République waxoon à l'occasion de la conférence des leaders de Benno mooy ay principe yu am solo mooy principe de solidarité principe d'équité de responsabilité mais surtout d'intérêt général ou d'intérêt collectif loolu mooy lan ci wolof mooy man kuy def politique ku ne am nga ambition politique ak ambition ñoo ànd waaye nag boo demee ba nga xam ne tànn nañ te ñi tànn ni jiitaluñ leen lu intérêt parti bi te yow intérêt parti bi moo la tax a jóg da ngay bàyyi sa intérêt bopp pour l'intérêt collectif mooy intérêt parti bi ndax bala nga ne naam da nga fay nekk ndax liste bii tey ji suñu gañewut du ci ñi jiitale rek la ñoo ko yëg mais képp ku nekk ci parti bi da nga ko yëg dina nag gaal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ñu jiital li ma wax te xam ne liggéey bi du ci investiture yi rek bu ñu gañee am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne mi ngi ñuy xaar donc mën ngaa bañ a nekk fii tey su ëllëgee nga nekk fële ñoo xam ne daal ki dugg ak ki dugg ñëpp lañ bokk yamale ndax ki nga xam ne moo jiite tête de liste bi di ki nekk tête di Matar Diop mi ngi def liggéey bu am solo di concilier doomu aadama yi ndax loolu moo tax président de la République teg ko fi donc c'est un choix bu baax parce que il a le vécu dans le parti am na expérience bi te aussi nit ñi déggal nañ ko parce que su loolu amee ñu def lu mel ni message bi ñu lancé rek mooy nañ xam ne on a en face de nous des adversaires yi nga xam ne ñi ngi taxaw adversaires yi nga xam ne taxaw nañ ne duñu am victoire bi muy challenge ci ñun nous sommes des jeunes ay xale lañu équipe bi ñu ko composé yëpp xale donte tamit mag ñi ngi ñu jàppale ndax mag tamit dafa mas bàyyi cim réew waaye xale yi dañu ne bu loxoom setee mu mën a bokk ki mag ambition boobu la ñu am ren donc mu ni équipe de jeunes mais coaché maintenant par ay mag par des sages laa ko mën a tuddee ñu mën a dem conquérir au suffrage des habitants de Touba et du département de façon générale loolu nag engagement la détermination la te
yaakaaruñ ci également kenn ku dul ndaw ñi su ma nee ndaw ñi di jigéen ñi ak góor ñi kon dëgg la frustration am na mais nañ delloo si waat xel yi xam ne dëgg la nit su amee lu ko naqari bu ko waxu du nit mais su ko waxee ba pare nag mu xam objectif bi ak enjeu yi ci nekk rek ñu jël lépp teg ko te xam ne li benn pàcc rek la am na yeneen pàcc yu ñëw ñun nañ fexe ba may président de la république ndam li nga xam ne nii depuis 2012 amuñu ko li ci des après on verra. Donc ci réalisation président de la république li ñu ci mën a wax bëri na am na fi danañ ko gën a waxaat bu baax a baax population yi ba nga xam ne message yi nga xam ne dañ leen ko doon wax naan diw dafa liggéeyu Touba je pense que bu ñu fa jaaree yàgg nañu faa jaar mais danañ ko gën a renforcer ba bu nit taxawetee ci seen kanam di wax safaan bi ñoom danañ mën a yeew ba xam ne kii dafa leen di nax ndax tamit loolu li la koy may rek mooy jamono yi Sëñ Abdou Lahad dafa doon wax ne ñun ci yoon bi duñu sant ku ñu defarul dara ba muy wax ne ku woteelut Abdou Diouf ku ko sànnilu sa carte war nga Serigne Touba ci fu wóor la ko tegoon ci ay réalisation ba ne nag ginnaaw amuñu lu dul Serigne Touba ak dëkk bi bu doon doomu aadama mooy fal buur mu ne nañ ko nañ ko fal waaye ginnaaw faluñu buur carte yi la yaakaar ci ñun nañ ko jox loolu li ko waroon lu tax ma fàttali ko rek mooy Touba ku ko jàppale rek mu jàppale la kon président de la république tey Sëñ Abdou Lahad moo nekkoon xalif tey Sëñ Mountakha mooy xalif te tey ji ñun li ñu mën a seere ci moom mooy jataay bu mu toog dana sant président de la république ci taxaw gi mu ko taxawu nee na ci jëmmam taxaw gi mu ko taxawu ci yoon wi taxaw gi mu ko taxawu ci dëkk bi ak taxaw gi mu ko taxaw ci taalibe yi ba tax na mu yàgg koo wax kon nag dañuy jàpp ne la valable doon jëmale Sëñ Abdou Lahad moo valable te maanaam waxin mi soo gisee mokk rek mooy ki nga xam ne defaluma dara duma la sant duma la gërëm mais ku ma defal dara nag danaa la sant gërëm la ba ñëpp xam ko kon président de la république taxawu na Touba taxawu na sëñ bi fu mu toog sant ko gërëm ko ñun nag ñoo war a xam lu ñuy waxul ñu mën a delloo njukkal président de la république delloo ko njukkal lu am solo loo xam ne dana xam ne néewul ne li mu fiy def pour des problèmes politiques moo tax déedéet ndax sëñ bi yàgg na ko wax ne ko ne na nga ko seereel yàlla suñu borom seereel ko sëñ bi te xam ne li ngay wut yëpp da nga ko am waaye nag ci saayir dañoo jàpp ne ku la nekkal ci kër bi nag war nga ko ku la nekkal ci naaj war nga ko nekkal ci kër gi te wolof Njaay di wax ne gor soo gis mu dee fi barab talaa ngaa ko fa rey gor soo teral day ñaan yàlla fekk si bis ba def ci lu mun ak lu mun kon dafa jot tey jii wax dëgg yàlla ñu delloo njukkal président de la république ci réalisation yi donte moom def ko pour politique waaye ñun ci boppam ñun ñoo war a xam lu ñu waxul noonu laa ko jàppee. léegi mënuñu terminer te waxuñ ci li nga xam ne mooy événement yi amoon en mars 2021 xaw tuuti le 10 novembre affaire événement yooyu ñëwaat loolu waral tax na ba président juste après mars 2021 dañu woon daf ñu bett mais lii ñu dootut amaat démb ñu dégg ko à travers les zones de la RTS mu ne ñoom mënuñu maa xoqatal ba may nekk ci opposition sax mënuñu maa xoqatal rawatina léegi bi ma nekkee ci yore nguur gi est-ce que loolu tamit kàddu la yoo xam ni kilifa war na ko wax. bon damay njëkk a ñëw ci li ma wax ne keroog li xewoon dafa mel ni keroog li xewoon da nga ko tuddee ne xawtul mu am ak a sore ak mars sore na lool sëñ bi li xewoon ay nit la yoo xam ne nii dañ doon def show rek ndaxte c'est un échec lañ bëggoon le lendemain dañoo woo population Dakar gépp ne na leen ñëpp wuy fi parce que dañoo naago woon ay journalistes yi ñoo ëppoon mbooloo ma leen topp lu leer la image yaa ngi fi romb nañ ñu gis nañ ko donc la population de Dakar a dit non moo tax ma ne foofu damay saluer la fermeté de l'État mais également la maturité du peuple sénégalais ndax ñi nga xam ne amuñ conscience ils sont immatures duñu leen topp wane nañ ko keroog moom ku nekk gis na ne kenn ginut parce que mois de mars contexte ba woon ak contexte bi du benn kon foofu c'est un échec kon kenn xalaatutoon li amoon amaat jégewu ko woon ndax nit koo xam ne woo nañu la yow problème am na depuis 7 juillet ñu convoqué la def appel du moins def appel nga xam ne lu 10 la ba ñuy def appel xamuñu woon ndaxte yow yaay doon candidat Yewwi Askan Wi bërki dem lañ ko xam ndax ñoom ils avaient plusieurs candidats comme tous les partis kon ba ñuy dem moom la woon mënoon naa doon keneen waaye léegi bu doonoon keneen mu nekkoon le 10 lu ñuy wax dañ naan donc c'est politique kan moo choisir seen candidat président moo ko choisir kan moo choisir seen candidat juge bi moo ko choisir wala kat li ñoo ko choisir seen bopp mu am coïncidence alors il faut qu'ils respectent les Sénégalais nañu respecté te bàyyi di nax nit ñi Sénégalais yeewu nañ yeewu goo mënatuñu leen a nax convoqué nañ la dem nga wuy ji benn bi nga xamee ne wuy ji nga ne sa politique
c'est pas politique ndax tey justice génne na communiqué di wane ne rien n'est politique tey nit ñi am xel xam nañu rien n'est politique muy benn. ñaareel ba nga dem ñu convoqué la ñu ba nga avant ngay yegg parce que manque de respect weesul ñu convoqué la heure nga bëgg a wër Ndakaaru gépp ne da ngay dem li ñu bëgg a institutionnaliser ci dëkk bi moo jaaduwul. Tu as un avocat mooy ànd ak yow ñu convoqué la nga dem nga ne danaa dem indi trouble à l'ordre public pourquoi nga gis ñu koy défendre dans quel pays nous sommes dans une république il faut que ñu respecter également les règles qui gouvernent une république et un état de droit bi ñu ko wooyee avant muy dem ñu verdict bi génn na avocat ma rafetlu ko ne normal na man maa ko déglu li jaadu woon mu dem dellu këram mais lan la ñëw day perturbé loo xam ne santuñ la ko nga ne da ngay jaar université da ngay jaar man yow sa intention dëgg waxoo ko mooy nga créer le désordre pour que élection yi du am c'est le contraire ah ñoom li ñu ragal ñun moom lañ jàpp ne ñun moom lañu ragal ñoom dañoo jàpp ne ñun dañoo ragal a bañ a dem élection au contraire ñun nous savons qu'ils sont très mal partis on va les battre à tous les niveaux ils le savent pertinemment maintenant nag pour xam ne la défaite est imminente et irréversible ñu bëgg a créer lu mel nii moo tax président tontu leen élection yi yàlla rek comme mën a fomm danañ dem ak ñoom élection gagné leen ci lu leer nañ te li ci am solo état de droit li tax nga xam ne dafay marché danaa ci ñëw mais ci waxu président de la république président dañ ko dénk lu diis dañ ko dénk état dénk ko république mu am ay obligation la ci njëkk ci fànn gi mooy préserver l'ordre public la sécurité des biens et des personnes quoi lu mel noonu suñu la ko dénkee nag da nga jël sa responsabilité un état doit être fort waxuma un état tyrannique ndax Sénégal état tyrannique amu fi état arbitraire amu fi nous sommes dans une démocratie rajo yaa ngi fi télé yaa ngi fi site yaa ngi fi lu neex waaye mu wax sur le plan politique ak xalaat bu ko neex mu wax ko ci dans d'autres pays amu fa kon nous sommes dans une république la koy may tamit la koy may bërki démb bi opposition bi defee seen recours cour d'appel yañ jàpp ne normal na autorisé nañ ko nañ goree ñoom it bu ëllëgatee bu cour d'appel waxee leen nag ñu xam ne tamit noonu rek la waaye bu ñu jëlee décision mu arrangé la nga ne wëy la justice indépendante quand ça ne vous arrange pas nga ne wëy dañ ko instrumentaliser il faut qu'il arrête de jouer avec les Sénégalais ça ne marchera pas donc ni mu waxee noonu la kilifa war a waxee ndax tey jii am na loo xam ne su ko bàyyoon ba dem duñ ko laaj opposition bi moom lañ koy laaj donc la amoon du amati il faut que ñu xam nga état du ay caaxaan c'est du sérieux li nga xam ne moom nga ko ñi ngi jëm ci ay élections yow wóolu nga sa bopp bàyyi nañ ko def ci jàmm ak salaam nga dem dagaan baatu askan wi mais les règles démocratiques les règles du jeu doo bëgg lëndëmal xelu xale yi xelu sénégalais yi jàpp ne donc mbiru politique te li gën a garaaw di ay kilifa bu ñuy wax dañuy xam li ñuy wax dégg naa kenn ci ñoom mu ne bu nekkutoon force de l'ordre yi dañu leen wal ne dégge ci waxin kooku c'est des propos très graves waxuma la grave mais dafay am lu muy refléter mooy wane ne kooku bëgg aspirer diriger Sénégal nekkati mu matul dara ndax xam nga fu mu ñu bëgg andi dans une société anarchique c'est l'anarchisme loolu moo ko lan moo dëpp lan mooy comparer lan mooy différencier anarchie ak un état républicain dans une société anarchique dafa amut njiit maanaam décisions yi sont des décisions horizontales ku nekk yaa am c'est le désordre social ku mën sa morom duma genre justice privée monsieur Sonko loolu la bëgg a indiwaat ci réew mi moo tax mu ne bu nekkutoon force de l'ordre yi ndax dans tous les états organisés une république état dañ koy jox ce qu'on appelle des pouvoirs exorbitants de droit commun pour mu mën a assurer l'ordre la sécurité mën a def liggéeyam et pouvoir régalien yooyu mooy police gendarmerie moom la ñuy wax ne da ngay utiliser l'usage de la violence légitime kon police ak gendarmerie mënuñoo ñàkk ci lu mel noonu ci koo xam ne yàq rawatina koo xam ne yàq ko tax a jóg désordre kon xamul li muy wax nous sommes dans le cadre d'une république. bon non demut Sonko moom jaaxaluñu wax dëgg yàlla c'est un acteur politique on le respecte comme tel ci ses militants mais mënut a yëngal la république déggin dafa am solo gis nga dañuy wax ne 1 plus 1 peut être égal à 80 mooy wane ne loo gis contexte la état ku koy yor mi ngi mel nga yor sa kër am na loo mën a wax ci kaw am na loo xam ne doo ko mën a wax ci kaw président la muy wax xam na ko bu baax
nee na am na ñoo xam boo leen tëjee réew mi yëngu xam na li muy wax waaye jëmale ko ci ay opposants yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla xam nañ ne taal réew mi rek a leen tax a jóg déedéet du noonu te amuñ lu ñu mën a tiitalee du mbooloo bu ñu mën a jaay du xam-xam bu ñu mën a jaay du tamit fulla ak fayda ju ñu mën a jaay te tey jii boo gisee dutuñ leen mayante dara ci terrain bi soit ñu xëyee wax pour yàq danañ xëy démonter la ñuy wax te la ñuy wax ñun la ñuy wax ci dëgg lañ koy teg ak ci xam-xam donc président la muy wax xam na bu baax mu wax ko te képp kuy diriger institution da nga xam fan la waxee mais politiciens yi taxul ñuy wax dafa am des réalités socio-culturelles yoo xam foog ñu bàyyi ci compte ñu tenir ci compte dans tous les pays du monde Sénégal dafa am ay réalités comme disait l'autre la culture elle est universelle mais elle est également relative nous avons nos cultures nos valeurs ku fi mën di toog foog nga am loo xam ne da nga koy bàyyi di ci bàyyi xel ci lu mel noonu du lépp la ñuy wax. dimbale daaru mën naan muy dimbale jigéen ñi dimbale daaru mën naan muy dimbale borom kër yi dimbale daaru mën naan muy dimbale ñu ba électricité ni ñu koy waxee lamp yi nekk ci mbedd yi jigéen ñi am ci lu ñu jàpp xale yi am ci. jot na tey jii élection yi ñu mën na ko ne ñun Touba bi ñu jàpp kon ñun suñu gañee Touba gañee Daaru Xudoos suñu gañee Daaru Manaan gañee Daaru Xudoos dañu jàpp ne gañee nañ Touba te ci yaakaaruñu ko kenn pour ci yéen su ko defee ngeen jàpp ci ñu àndandoo mooy ñu fexe ba buñu tàmbalee liggéey bi ñu def mobilisation ñi amul carte d'identité ñu wutal leen ko maanaam ñi ko am woow mu ñëw ci biir ngeen xam na élection yi ñu jëm élection yu gox-goxaat yu am solo la ndax conseil départemental ñëpp bu lépp jigéen ñi ñu jàppale xale yi ku ne xam ne ni ñu ngi ci waxtu jàng di jàng école arabe alxuraan wala français mu néew mu bëri ñu jël ci ay yoo xam dañ leen ci doon ndax waajur boo xam ne liggéey bu loolu wéyee nag ñu xam ne ñun yaakaar nañ leen lool ci ren pour ñu mën a gañe président de la république Macky Sall dafa def Touba lu rëy def loo xam ne ku ne teg na ci bët ba ci mu jaral sëñ Mountakha ñàkk loolu nag ñun ndaw ñu bëgg ren loolu dakk moom tamit mu jàppale ñu jël ndaw loo xam ne mate na nag ci yéen ngeen jàppale ñu yéen jigéen ñi ba ndam li nga xam ne moom lañ bëggal président fii ci fàttali ko am ci ginnaaw Matar Diop ñu ànd ko mën ko am kon moo waral ndaje mi ñu ñëw di waxtaan ak yéen kenn par kenn suba aussi à 17h am nañ ndaje mu gàtt boo xam ne responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk lañ bëgg a waxtaan ak ñoom ñun ñëpp wax leen ci ban yoon lañ bëgg a jaar ànd ak ñoom liggéey ba jël Touba ci politique jébbal ko président la Macky Sall te mën na ko kon nag loolu engagement lañ ci xaar te ñun tamit li ñu war ci jàppale leen dimbale leen bu jotee taxawu leen ba ngeen gën a mën a def seen campagne ak seen mobilisation ñu dana fa kon nag waaye tam yaakaar nañ ci yéen di ngeen am fulla am fayda di ngeen gis ku nekk da ngeen dégg lu nekk waaye ku ñëw wax leen leneen lu lii da leen di ndax kat yi li ñëw bëri te mënaluñu leen dara ñu ñoo nekk Touba fii kenn fi nekk kuy liggéeyal askan Touba mi président de la République te liñ fi jëf ku ne teg na ci bëtëb sëñ Mountakha bi mu wax ko kon ñun ci loolu la ñu nekk te Daaru Manaan dafa toll nag ci ñu war ko gën a taxawu éclairage public mi ngi fi jàppale jigéen ñi mi ngi fi jàppale góor ñi mi ngi fi kon foofu ñun tamit ñu jóg ba Daaru Manaan am li nga xam ne moom la yellool kon nag loolu bokk na ci ñi nga xam ne nii moo nekkoon waxtaan bi ni koy ñuy waxee rek ko gën ko def li man ak li mënul kon moo nekkoon xam ni gàtt nuyu ma wax li boo dem nga parti mën a demal jërëjëf yéen a ngi ci jàmm kontaan nañ ci ñëw di ngeen ñëw ñu si ñu ndax lépp luñ mës a nekk fekk si yéen tey nag di woote woon ndaje bi ñaari mbir rek la benn bi ay xéwal yoo xam ne dañ koy jox pour ngeen jàppale xale yi ci bu ñuy jàng ñu am luñ dugal ci saag yi ñaareel ba tamit ji feddali kóllëre suñu diggante ak yéen mais également ñu feddali laxasaay ci li nga xam ne moom lañ jëm mooy jongante yi di ñëw ñu doon wax les élections municipales et départementales ren nag ñu am taxawaay bees boobu dañu bëgg ñëpp taxaw ci muy président de la République Macky Sall ginnaaw liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko Touba ci kenn ku ne boo gëstoo rek di teg sa bët di ci sécurité di ci wàllu santé ak yeneen yu ñu mel ren nag mu am leneen lu ñu ci dolli mooy dafa jël ndaw teg ko suñu kanam pour mu jiite conseil départemental. conseil départemental nag ñu bëgg leen cee leeral lu bëri
ndax waa Touba yi ñu bëri xamuñu njëriñam ndax conseil départemental mbir la moo xam ne nii léegi politique gouvernement bi lu bëri dañ ko wàcce ci biir askan wi jël ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo leen di toogal ci gox-goxaan yi pour mën a gën a jàppale ñi nga xam ne ñoo fay yeewoo tey ku ne xam ne Touba problème yi nga xam ne am na fi yenn yi état ngi jéem waaye mënul lépp kon nag ndaw yi nga xam ne ñoom lañ teg ci collectivité locale yi ci commune teg ci tamit conseil départemental ñu am ay sas yoo xam ne dañ leen koy sas pour ñu mën a jàppale nit ñi nga xam ne ñooy yeewoo ñun ñu dëkkee nag fii Daaru Manaan ñu bëgg ren jox président la République ndam lu musta am suñu ñëwee Daaru Manaan mooy Touba ndax 87 bureau de vote fu mu nekk foofu ko gagné ci yenn gox yi am nga chance pour mën a remporter ren nag ay xale lañu moom lañ bëgg a woon ñëpp ne xale bu loxoom setee mu mën a ànd ak yi mag kon nag ñun tamit yéen lañ ci yaakaar ngeen takk laxasaay yi ñu ànd liggéey ba am ndam su boobaa xéewal yi ñëw bis bu ñëwee ñun ñëpp dinañ ko ànd bokk. soxna Aram sama ndekki li ci kër gi yaa ko jeexal daaru naka xale yeeg ñëpp ñu ci jàmm baax yàgg nga yëngu ci politique. sëriñ bi de ma ci taxaw. sëriñ jërëjëf loolu kontaan naa ci da ngay seede foofu ay mbootaay. man nag seede wu ñu mbootaay damay toog. da ngay toog. waaw. waaye daal bëgg nga ñëw jàppale. soobee yàlla. sa koñ ba. neex na yàlla. bu ñëpp mën a àndal may ñu ndam. soobee yàlla. waaw loolu lañu bëgg ren daal. ngeen jàppale ñu ñu am ndam. yal na ko yàlla may. ndax ñunu neen la. ñu am ndam delloo ko Daaru Manaan. waaw loolu dong la. ndam bi nag wooteel ñu mooy wooteel président la Macky Sall ndax moo ñu fi teg mooy fas yi nga xam ne ñëpp xàmme nañ ko donc loolu daal lañ bëgg boo fi jógee dellu ca koñ ba donc koo mën a waxtaanal ak ñëpp ñu ànd jàppale dégg nga incha allah jërëjëf naka ma ana waa kër gi tur yi noonu la tur bi Binta nag Binta Diop penc mi daal penc mi nii numéro téléphone 77 ngeen bokk ci suñuy nit ndax ci loolu la ñuy wut ñi ñu am ba pare moom am nañ ñeen mais yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci dëkk bi te yore mbooloo tamit yàgg ci dëkk bi dëkk Daaru Manaan dañu leen tàllal loxo ngeen ñoom ñu ànd ci président daal di li mu def Touba ku ne teg na ci bët li ko sëñ Mountakha di seereel ku ne teg na ci bët ñun nag ay murit lañu ki fa toogal sëñ Touba lu mu wax rek loolu la ñu wax lu mu wax lu keneen wax lu safaadoog loolu la keneen la koo ko wax ñu jàpp ñu ko sant na ko gërëm na ko ci élection 2019 bi ñu joxe dana ko dama laa amal bor boo xam ne nii dama la ko war a fay wax ko ñëpp di ko dégg ci bërki démb bi ñu fi defee valeur 37 milliards hôpital boo xam ne amul ci Afrique occidentale moo jugal boppam dem ak la muy xat-xat dem ci tegu xeer kon amal na ko njëriñ amal na Touba njëriñ ñun duñu sant ku ñu amalul njëriñ président dafa amal njëriñ Touba sëñ mu daxaa sant ko kon képp kuy taalibe yeewoo Touba gii te sëñ Touba ñu ñor la fa sëñ ba teg tànk nga wax teg fa tànk ba tax na nag ñu rawatina ñu dëkk Daaru Manaan fii nga xam ne lu bëri ñu ngi koy bëgg te mënaguñ ko am kon nag foofu ñu investir jàppale kilifa gi ci rawatina ki ñu fi teg di ndaw ni ñun di Matar Diop ñu ànd jox ko ndam lu mus sa am Touba Daaru Manaan Touba ji jëpp mais rawatina Daaru Manaan nga xam ne 87 bureau de vote moo fi nekk du caaxaan suñu ko gañee Daaru Khoudoss avec la manière su boobaa moom avant 18h danañ xam ne ñun gañeel nañ président de la République Touba gañeel nañ ko également département ndax département bi moom ci zone yu jaaxaluñu lu ci bëri jaaxaluñu mais foog ñu investir Touba te Touba gën nañ ne li ñu gis mooy nit ñi yeewu nañ ay naxaatekat ak yàqkat a fi nekkoon bii paa nag nit ñi ñu ngi yeewu ñu mel ni yéen ak ñeneen ak ñu bëree bëri xam ne tamit benn voix rek moo fi nekk mooy voix bi nga xam ne moom la ñuy jox président de la République Macky Sall nañ ko defal ci commune bi ki fi sëñ bi teg ñu jàppale ko mooy jàppale président ci département bi aussi ki nga xam ne moom la fi teg di Matar Diop ñu jox ko ndam mooy jox suñu bopp ndam te ñun Daaru Manaan lañ dëkk amul leneen lu Daaru Manaan fi lañu yeewoo fi la suñu njaboot nekk lépp lu ñu amul fi lañu ko indi bokk ak yéen lii daal la ñu bëgg ren ngeen def engagement total bokk ci suñuy jigéen su saa yu ñuy defati woo leen lu ñu xam boo wax leen ngeen ànd ñun tamit jàppale ñu ci Daaru Manaan bañ mën a am loolu dong la soxna Binta Ndiaye Diop laa yor Binta Diop Ndiaye waaw soxna am booy dem nga pass na xarit ban ma numéro téléphone bi 78 oui 500
foo yére Daaru Manaan ñu ngi si kanam nii rek. ci kanam kon ñoo bokk Daaru Manaan naka yi tey ana waa ana seen bi xale ñu ci jàmm ñu ngi si jàmm. ñu leen di siyaar bu baax tey sant bu baax ci woote bi ngeen ñëw wuy si ñu doon laaj rek ndax mos nga dugg ci politique wala mos nga am ay kàddugaay Omar Sarr affaire songu daan. Omar Sarr benn bu turéew ma Omar Sarr léegi mu xewi Omar Sarr affaire songu daan. Omar Sarr benn bu turéew ma Omar Sarr léegi mu xewi président conseil départemental bi ñu ko waxee mooy ki nga xam ne moo fi teewal nguur gi ci wàllu gox goxaat yi pour mën a jàppale askan wi ren nag président de la république dafa ñu lu am solo mooy jël xale yi ñuy seen mu teg ko tête de liste ñu war a ànd ak moom muy un défi bu am solo jëm ci ay élections yoo xam ne war nañ ko war nekk na doo ñu gën a gore ndax liggéey nga Touba ba ñëpp teg seen bët suñu xalif saa yu toogee sant la gërëm la te suñu Abdoulaye dana woon duñu sant fu ñu deful dara te ñoom ñoo fi Serigne Touba donc yoon woowu ñu jaar nag lañ bëgg ñun fas yéene xar suñu tànk tubé bu may ko ndab ci élection bi di ñëw rawatina mu teg fi koo xam ne gàcce ngalaat ma ndaw la boo xam ne nii ñëpp xam nañ ko ci social xam nañ ko également ci njàmbaar xam nañ ko également ci bëgg président de la république ak déggal ko ba tax na suñu ànd ak moom fas yéene liggéey ñu ñu dëkk Daaru Manaan yàgg def social boo xam ni ñu jublu mooy jàppale askan wi liggéey Serigne Touba jàppale askan wi mais tamit bëgg askan wi jàppale ñu ñun tamit ba ñu mën a am doole yoo xam dinañu mën a gën a jàppale président la moo am ndox objectif bi ñu am ren mooy kenn ku nekk gox ba nga nekk nga def tout ba ñu war a voté pour que ne au soir du 23 janvier président ndax Daaru Manaan jëpp wala jaa dana ko gor suñuy nit lu ñuy def ànd ko yéen lu ñuy wax ànd ko yéen ba bu bis bu campagne bi tàmbali aussi ñoo xam ne ñun ñi kat nit ñi ñu am ay nit la yoo xam ne parce que nañu ne ànd ak ñun tey ak ëllëg pour que lépp lu ñu soxla ci Touba bi ñu mën ñu ko defal ñoom ci ay carte ñun tamit bu loolu amee ñu mën a taxaw ñoom ñu doon ànd gor ak nawle su ñu jàppale ñun tamit ñu am ñu bokk ñu jàppale ah ñu yàlla wërsëgale rek ñu am lu ñu joxe jàppale jigéen ñi ci gis nañu ñu ngi ci waxtu jàng bu jotee ñu ñëw jàppale leen ci xale yi ñuy jàngi rek ñu dimbali leen ci ñu suñu borom wërsëgalaate leneen lu ko ëpp ñu ñoo bokk yéen waaye daal engagement bi mooy ngeen dimbali ñu jàppale ñu ànd ak yéen pour gagner Touba. macha allah mën naa nekk. macha allah vous êtes engagé. si vous êtes engagé. si am na solo parce que suñu góor gi. macha allah avant doon na ci waxtaan ak man. ak ba léegi. parce que moom yaakaar naa ne. comme que ne ma ay yoon. Xaadim Njaay xaw ma si Xaadim Njaay. xaw ma tamit ma fen. su même si koñ bi presque laa dëkk. mais xaw ma Xaadim. koñ bi soo ma fi doon laaj bu bëri xamuñu ma fi. mais kii nag macha allah. tey suñu càmm tey su fekkoon ne fen la. dama ko wax parce que man dama fenal kenn. xaw ma Xaadim Njaay. soo ma xoolee xam ne man macha allah. ndax am naa sama góor yi mais kii moom fu mu jàppale dañ koy jàppale. nag li comme ni nga ko waxee rek. macha allah yàlla nañu ci am lu koy suñu jot. da ngeen di jàpp ñu jàpp rek. bu ko defee kenn bañ a bàyyi ndax ku bàyyi rek gaañu moroom. du baax xam naa fi nga waxee. duñ jàpp yéen taxaw. macha allah. suba ak jàmm à partir de 17 heures am na benn. merci jërëjëf. ñu gën a feddaliwaat laxasaay la ma doon wax rek laay wax nit loo muñ doo ko fa fekk yàlla dogal na ñu ngi doon nekk bureau de vote yi fi nekk bu ci nekk rek ñu am fa plus de 80% maanaam xob yi boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ak lu teg woteel ñu gañe ko kon nag ren engagement boobu la ñu am ñu dollewaat leen ko tamit ngeen am boobu engagement ñu jàppale président de la république te la wolof Njaay di wax gor soo gis mu dee fi barab talaanga ko fa rey bis bii la am ci ñun gannaaw ba mu liggéeyalee Touba li nga xam ne benn président mosu ko fay def te saa yoo gëstoo da nga ko gis démb rek laa fi am réunion 18h 17h daanaka laa jógee Dakar daanaka 18h fekk na ma fi bu doon ci jamono day waxuma 18h waaye 22h du tax ma yegg si kan la ko defal waa Touba hôpital bii kan la ko defal 37 milliards lépp lu nga xam ne nii dañ ko doon jéggaani dem di ko wuti Dakar ak feneen léegi sax yeneen dëkk yi ñoo ñëw di ñu ko defal ñaata milliards 37 milliards
avant boobu mu jël ci hôpital bi ñuy gérer Covid bi def ci bâtiment 6 milliards kan la ko defal waa Touba. éclairage public bi li mu ci def ci ay lampadaires ak yeneen yoo xam ne nii ci wàllu au niveau de assainissement tata yi dëgg la dafa naqaree gérer waaye li mu ci liggéey kenn xamul nu toll wetu jumaa ja nam daan taayee ak nam mel dañ na te saa yu sëñ Mountakha toogee sant ko gërëm ko kon ñun lan moo ñu war mooy dugg ci loolu jàppale ko ndax góor la ku bëgg Serigne Touba la ku bëgg Touba la ñun nag waruñoo gën a gore te gën a gore gi nag mooy du ci ay wax nit moom boo ko jàppalee da ngay seet la mu bëgg mooy bu soxlaa sa baat nga jox ko baat boobu nag lañ soxla ren gën koo soxlawaat nañ ko doon soxlawaatee ndax ren victoire lañ bëgg te dañoo bëgg mu tàmbalee ci Daaru Manaan gii di yor 87 bureau de vote boo jugee comme na nga ko daan doxalee nga gën a yokku laxasaay foo mën a dem bis bu jotee bu campagne bi danañ leen jàppale dimbali leen ba li ñu bëgg ci yéen ñu mën ko am yéen tamit loolu moo ñu may li ngeen gën a bëgg ci yéen ñu mën leen ko defal donte tamit suñu loxo mos a jóg ci yéen waaye am na yéen a ci ëpp na lii kon nag soxna Dia sëñ Xaadim waaw ñun moom lépp loo ñu woo rek dinañ la ci wuyu ndaxte yow mosoo lekk dara ndax lépp loo yor suba ba ngoon rek bokk nga ko sa waa dëkk say dëkkandoo ak waa koñ beeg mbootaay yi ndax lu mu mën a doon da ngay woote daane jal sekk ñëw leen ñu wooteel na waa koñ bi ñun ñëpp ñu koy daje te bu fekkoon ne dangaa yor sa yëf yamale ko si sa biir boo ma taxawee ni ma wooteel ma du ma woote waaye yow loo mën a woote rek suba ba ngoon boo ne tey jii fab leen seen loxo dugal ko si kàmb gi dinañ ko ci dugal ndax am nañ ci yow yaakaar ndaxte danga ñu ko woon ndax ki am mbaam dugal la ca bu amee taxi dina la dugal ca biir ndax yow depuis ba nga njëkkee indi fii suñu suukar danga ñu woo ba mu ñëw nga jox ñu suñu suukar weer ba del si waatati nga ñëmati jël suñuy saabu jox ñu suñuy saabu te lépp sa doole la booba demagoo ci kii yi leen waaye sa doole nga jëloon ak saw ñaq ñëw duñu ko jox nga jël doole ma ko ñaqante booba gisagul waxi président gisagul kenn nga toog ba léegi si ne dikk nañu dugal leen dugg leen ci lii la nga ñu duggaloo dinañ ci dugg ndax am nañ ci yow yaakaar te dinañ ko def bu soobee Serigne Touba te bu ma dee eggee nii nga toogee wax ko dinaa ko wax mboolem lu bokk si suñu mbootaay dinaa jàkkaarloo ñoom ba xam ne te bu ma demee sax dikk mbooloo ma suba ak jàmm dinañ daje bu soobee Serigne Touba dinaa taxaw ñun ñëpp wax leen ñu ci yàlla ànd suba sa foo ñu woo rek ñu la ndaxte wax dëgg yàlla jàppale ñu fii jàppale xale yi ak ñëpp nag ndax xale yi ko ñu ñëpp da nga leen a jàpp te fii nii tey ji boo toogoon sa kër gii jàppale woo kenn boo taxawoon di woote ba jëlee kenn du baa boog man du ma dikk sa suñuy gone kenn du dikk te bu ma taxawee fi ni gone yi kenn dem kenn du dikk ndax jàppale woon te kon lu dikk waaye jàppale ñoom ñëpp yal na la yàlla jàppale nga sa kaw sa kanam te xam naa ni ngay commencé de bu soobee yàlla bu sa yéene eggee koñ bi bépp dinañ dem te yàlla na sa yéene egg daal lañu jàpp rawatina nag fii ci Touba rawatina également ci Daaru Manaan bi nga xam ne fi leen dëkk kon su ngeen ñëwee ñu fi leen a jàppale kenn mais ngeen am yéene sëriñ doy leen ñu doy leen ànd aussi doy boo xam ne lépp dañ koy jébbal président de la République ak ki nga xam ne moom la fi jiital tëdd liste di Matar Diop di xale bu ndaw ñu jiital ko donc pour ñu ànd liggéey duñ def lu rafetlu ko ngeen xam ne ñun Daaru Manaan lañ am Touba lañ am Daaru Manaan lañ am Daaru Manaan muy fii ak fële daanaka 87 bureau de vote soo ko génnee ci dëkk li ci def du bëreeti ñu bëgg nag ngeen taxawuñu jàppale ñu mooy jàppale seen bopp ay doomu Daaru Manaan lañ fi lañu dëkk xamuñu fu fii donc te lu ñu am tamit néew mu bëri danañ ko bokk waa Daaru Manaan kon nag ngeen mobiliser wu bu baax a baax ba élection yii di jëm di élection gox-goxaat suñu borom may ci président de la République ndam ba nga xam ne loolu mosu ko am Touba ñu jox ko ñun ndaw ñi te yaakaaruñ ko ci lu ñu yéen te bis ngeen ñu ko defalee bañ am li ñu bëgg yaakaar naa ne li ngeen bëgg suñu borom dina ko defal moom laay répété soo bëgg ni gor soo gis mu dee fi barab rek laa nga fa rek ñun loolu la ñu bëgg li ñuy def politique boo xam ne dañuy ñëw di naxe lii ñu fiy def yàgg nañ ko def pour jàppale nit ñi jàppale askan wi bu baax kon nag yaakaar nañ ne ren ci guy yi sew ngeen tojal ma guy yi sew moo ko wax ba ci août xaaral rek ma wax ak yow 23 janvier la à 18h déjà suñuy ñëw bu ñu 18h bu résultat yi tàmbalee génn guy yi sew bu bureau de vote ya fa nekk moo obtenu Benno Bokk Yaakaar sur 100 votants 89 mën naa nekk waaw kon jeex na ginnaaw engagé wu nga rek jàmm la nga dem engagé képp koo xam ñëpp ñu mobilisé wu danañ fa ñëw lii waxtaan la rek
bis bu campagne bi jotee wala avant campagne bi danañ def suñu déplacement ñu seet si leen waxtaan ak seen i mbootaay waxtaan ak ñoom nga xam ne kenn fi nekk muy président de la République keneen ku leen wax leen dul lii da leen nax li yor nañ fi conseil départemental juróom-ñaari at mosuñu fay jënd benn bis la ñu mës a jënd te baaxul xale yi di xëy di jàngi suba ngoon li ñu daj ku ne gis na ko conseil départemental ci jënd fukki bis ñaar fukki bis jox ko xale yi ñuy jàng yomb na lan lañ fi def problème bu amee commune Touba rek defuñ fi dara nañ leen fi jël ay jeunes yoo xam ne ay c'est des jeunes dynamiques compétents xale yi ndaw non seulement ñu jàppale dëkk bi mais au delà de ça également ñu gën a mën a taxaw dëkk bi ndax tamit taxawu dëkk bi mooy taxaw sëñ Mountakha te président def na fi lu jar su élection jotatee ñu jox ko suñuy carte kenn waruñoo gën a gore kon ci gàttal wax jooju rek lii nag moom dañ koy jàppale xale yi rek ndax dañ ko yàgg def suñu amee lu ko ëppit ñoo indil leen rek ndax ñu amuñ lu daaru mën naan amuñ lu donc di ginnaaw engagé wu ngeen ne ngeen suñu xaalis mo dee na nga naan da nga teg sa loxo kon sant nañu loolu ngeen wax ren nag dafa doon wote li ko gën a indi mooy dañoo jëm ci ay élection yàlla dogal na ñun bokk kon nag ren président jënd ay xale teg ci kanam ñun ay ñëpp doolu yi xale kon nag ñu ngi ci biir bu wér a wér a wér ñu gën cee jàpp gën cee taxaw nag bala ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare te man yéen la am donc loolu moo nekk engagement bi doon waxtaan wi xam naa ne yéen moom fa ngeen nekk ngeen fi te mosu leen faa jóg dëgg rek bu mbir amee foog ñu waxtaan ak yéen xamal leen donc ñi ngi ci biir sax ñu ñuy yéene bés bu ñu falee ci njiital Matar Diop ñu gën a jàppale donc doomu aadama yi nga xam ne ñoo yeewoo fii kon daal la woon defee yii nag du dara kenn ku ne dañ na ciy jox rek pour nga mën a dem jox ci xale yi suba également à 17h am nañu réunion pour ñu xam ban yoon la ñuy jaar ba bu campagne bi tàmbalee ñu mën a tàmbali ndax li ñu gëm te yaakaar ko mooy bu ñu gañalee président li ñu soxla di defal te yaakaar na ko ci ñun ñu yaakaar nañ ko waaw loolu rek la dëkk Daaru Marnaan di ay fonctionnaire bëgg ñu jox Daaru Marnaan gëddëm gën ko jox dama dugg ci politique bëgg ngeen jàppale ni ba ñu am ndam ci conseil départemental bi ci may président ndam ci kim ci tabbali xale bi Matar Diop ñu jàppale ni loolu nag yaakaar nañ leen ci wóorul nañ leen ci bu baax a baax a baax a baax lii ñuy def na dañ koy faral di def de temps en temps bu ñu yàlla wërsëgalee dara suñuy poche yëkkati lu mu néew jàppale ko suñu askan mu leen nag suñu amaatee leneen lu ko dox leen xanaa def nañ ko ay yoon li ñu bëgg daal ci yéen mooy engagement boo xam ne ni ànd gor ak nawle lay doon rek ngeen jàppale ñu suñu amee lu ñu bëgg taxaw jàppale ñun nag duñu politiciens yoo xam dañuy wax luñu gëm loolu moo yàq li ma mën laay wax lu ma mun tamit du ma ko bu ñu yàlla dimbalee ñu am lu ñu bëgg gor soo gis ñu dee fi barab talaa ko pare ñu bëgg daal ngeen jàppale ñu ba ndam li ñu bëgg ngeen bokk suñu responsable ñu àndandoo jox président daal ci yi ñu jëm loolu daal lañu bëgg mën naa nekk da ngeen ñu ci taxaw kon foofu dinañ fi am 99% sëriñ yaa ngi dégg kon foofu nooy na kon suba moom bokk na ci responsable dana ñëw ci mobilisation exceptionnelle di dóor mu daanu di dóor rek yàlla nañu ci yàlla fekk di dóor mu daanu kon leer na Macky Sall rek ah waaw yow koy ngand nga yow waaw kay am na ko moom waaw soxna Ndim ban moo seen numéro te daan gagné mais picc yi ak xar yeeg bëy yëpp dañu voté président Macky Sall jeex te ñun moom tubaarkaal yi alhamdulilah ànd na mbooloo te duñ dëgg feneen te ku dul lii sa lii boolewul nag da ngay liggéey rek nag ci fan bi nag di ko defar nag kon loolu buñ ko gisee nga woote ba la ñuy mujj kenn nga ndaw gis te noonu Serigne Touba la yaakaar te dañ ci yëngu ba mu neex ñëpp la ci teg ngay teral ñu di ko njëkk yow teraanga yu am solo nag
ñu yëngu ñu nekk ci kër Cheikh Moustapha Serigne Sall yow juróom-ñaar fukki daayira boo wootee dama leen gis te gi même moo ma xaadim daayira kon yow sa kaw jërëjëf soxna bi ñu lañ bëgg rek kontaan nañu 450 mu jàpp bu neexee mu jàpp bu neexee mu jàpp lu bëgg gën te yéen maa ngi leen déglu nag ci géej géej diggante géej géej gisee ndaxte dafa am lu ma yàlla bindee naa ko bañ a wax te loolu erreur la reproché yéen man loolu moom waaye ànd ngeen ko man yal na leen suñu borom gën a taxaw te ren ñu ngi jëm ci ay élection yu am solo ci élection départementale yoo xam ne tabb nañu ñu ci biir ñu fas yéene nag jox sa président la ndam lu Moussa Touba ginnaaw moom tamit bi mu defalee Touba lu ko président mos a defal sëñ Mountakha fonk bu mos a fonk kenn ci àdduna mu wëlbatiku tamit ren jël ay ndaw mooy ñun ñi jiital ñu ci kanam ñu jiite ñu fii kon ñun victoire bi suñu ko amee ñun la bu ñu amee joxe tamit ci ñun la te ñun amuñu lu yéen dari nag comme ni ma koy waxee rek dañoo nekk ci manding ku sóobu manding doo xam kañ lay yegg la waaye yéen ji ak bëgg ji buñ sañoon liñ bëgg gis buñ ko amee kenn ku ci nekk da nga yëg sa fa nga nekk ne sëñ Xaadim yokkat ak dégg bu amee ak ñàkk dégg bu amee xol bi li ci nekk yàllaa ko seere ak yéen ji te yéen tamit loolu ngeen ma delloo ndax topp leen ma ci jëf topp leen ma également ci ñàkk déggante da ngeen a jàpp rek ba bàyyi te ma xam ko bu baax na ndax kenn du ma jëm naa ne te gor piir laa kon nañu jàppalante suñu borom soxla nañ nag loo xam ne nii ndax boobu ba ndëgëri à part élection présidentielle li mi ngi door a mat mooy élection yoo xam ne nii ñun ñi nga ci biir nekk parti au pouvoir bëgg ñu jàppale président te leer na ma ne li ma bëgg ren taxaw naa mag sama mbooloo jëpp pour jàppale la parce que Seydina Muhammad foo ànd rek mën naa ngi ci yow parce que ñu ñaan la